salaamaaleykum suñu bokk internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy suivre sur www.inforewmi.com ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy suivre sur Inforewmi rajo tey nag dañoo ñëw ba Gounass ñu ñëw Gounass ndax Gounass naam am na ay champion yu fi nekk mais tey dañoo ñëw seet si ki nga xamante ni xale la am na coow barki Demba Ndiaye bëre na li fi nga xamante ne moom mooy Iba Mar grand combat mu nekk xale boo xamante ne nag kenn du ko présenté kenn nekk écurie Walo nee naa leen boo nee mbëru Géejawaay boo limee naam sa xel dina denc ci moom mi ki nga xamante ne moom mooy Papa Boy Djiné mbër ñu ngi lay nuyu. waaw maa leen di fay maa leen di siyaar bu di doole sax di leen dalal jàmm tey ñoo ngeen Médina Gounass waaw seet si Papa Boy Djiné doomu Gounass waaw maa leen di sant di leen gërëm si teewaay bi tamit quoi waaw. Papa Boy Djiné tey soo ñu doon wax sa parcours kan mooy Papa Boy Djiné. waaw Papa Boy Djiné moom benn jeune la rek bu yeewoo Gounass te Géejawaay di représenté Gounass Géejawaay def naa li mbër yëpp war a def daal waaw lépp lu mbër war a def daal def naa ko bëri naa mbapat bëri naa tournoi def naa lépp lu mbër war a def daal ba toog fii tey di wax ak yéen. waaw sa enfance fan nga ko defee. fii Gounass. fii sama lépp fii laa ko defee Médina Gounass fii mu dëkk fi ngeen ma fekk nii man ak sumay nit ku si mel ni ñoom Macha Dundu su mel ne ay Ablaye Naar xam nga ay Leyti xam nga ku si mel ne ay ñoom Seyna ndam si yàlla si Aziz ba tey tamit mu ngi rafet. ñu ngi gisante ñu ngi déggante ñu ngi demalante ñu ngi dikkalante dëgg la nag temps amatul ndax kenn ku si nekk rek toll nga ci moment wu nga war a yor jabar yor fa famille yor say doom moo tax temps dootul am te làmb léegi moom xam nga kenn ku si nekk rek da ngay xëcc pour mu ñëw sa bopp te mun naa ne ñun ñëpp làmb la ñuy def kon yàlla ñu yàlla defal jàmm rek. kenn ku si nekk li ngay yóotu mu doon lu gën ci yow te nga mën ko bokk ak say mbokk si doole ku tedd gi waaw mais sama enfant fii laa ko defee man ak ñi ma la wax noonu ba ak ñi ma yàlla booleel nii ñuy góorgóorlu daal ndax yoon ndaw du gaaw te lu jot yomb waaw. Papa jàng école. man jàngum école nag soriwuma si quoi damay dugg yàgg rek génnaat. kon mun na waaw xam nga rek comme moom jàng moom munoo juddoo xamat ci baale bi te doo dugg école mais bëgg-bëgg la quoi waaw jàng bi bëgg-bëgg la en fait que man bi may dugg école bëgguma ko woon waaw moment boobu maa doon gën a suivre affaire football waaw boobu maa ngi football gëmoon ko bëggoon ko tamit quoi moo taxoon jàng bi concentré wu ma si woon bu baax a baax après si laa ci génnee bi ma ko bàyyee yàgg na trop sax. après commencé di football ba mu yàgg di liggéey di ko boolee football bi jékki-jékki bëre neex ma dugg si làmb ji di bëre mbapat ba yàlla dogal tey nii waaw. kon avant làmb ci football nga nekkoon. waaw football naa lu yàgg sax mais après bi ma demee ba si biir tamit football bi dem ba benn moment xam nga rek Sénégal moom loo mën football su fekkee amoo ay moyens wala ñu la jàppale du yomb pour nga réussir si. du yomb pour nga réussir si man ak Macha ñoo bokkoon école de football Macha mii tey di bëre waaw Seyna ñoom du bokkoon football yëpp instant mun naa ne instant ñu ngi football si nawetaan yi di ko toj su mel ne Seyna ak ñeneen ñoo xam ne tey ñu ngi si nawetaan di football mais ñun bàyyi nañ ko nag ñoom bàyyi ko ak ñoom ñun ñu ngi si làmb ji ndax sport lépp sport la quoi waaw. Papa làmb nan la ñëwee ci yow. waaw làmb moom. fii mun naa ne ay champion ñoo fi dëkk Médina Gounass ndax si ñoom lañ doon bàyyi xel guddeeg bëccëg ku si mel ne Zal Gounass bëri na ak Zos bi bu mosaan dem entraînement fi la doon jaar fii suñ bundu kër moog Ib Boy Djiné Issa Tampon Ndaw ay ñoom ñaq jariñu temps yi fii Gounass mbooloo moo fi nekkoon suñ mosaan dem géej fii lañ doon jaar yàlla di dogal nag heure bu ñu mosaan jaar dem géej rek
su ma leen xoolee ni ñuy demee géej ak sama xel day nekk si fu ñu jëm laa bëgg a dem yàlla dogal tamit benn jour ñuy dem entraînement rek benn jour ma topp seen ginnaaw noonu ma ànd ak ñoom dem géej gis ñuy def affaire yu bëre ma si benn xarit sama benn xarit boo xam ne Ibboy Jine lañ ko doon wax mun naa ne moom moo jokko tax ma bëgg làmb mun naa ne moo ma gën a dugal si làmb moo ma gën a poussé si laa commencé di ànd ak moom suy bëri jaay mbapat may dem di ko toogal cumbukaay di toog see wetam noonu ba commencé di bëre mbapat suñu koñ fi ñu dëkk tamit am na ay ndaanaan ndax Alioune Seye 2 suñ nee bëre ñu ne ko foo dëkk nga ne Gunaas kon ñun war nañoo mën nekk mbër tey nga wax ay Mambu ay Lirou Diagne at bu Diouf xam nga lépp ci biir gox bi met na Gunaas te roi des arènes fi la dëkk Géejawaay muy Balla Gaye 2 fi la dëkk non fi la dëkk Balla Gaye Géejawaay la démb rek demoon nañ di ko jaale ji magam bi nga xam ne moo génn àdduna xam nga di leen masaw di leen wax sig leen digaale yàlla na saraxam yàgg seen loxo ci barke Seydina Muhammad yàlla mën na ko def yàlla def jàmm daal ci réew mi ci doole Cheikh Ibra. papa ñu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy sa mbapat ndax ñi ngi naan papa mbapat na mais sa mbapat fan nga gëmee ni carrément mbapat bii tey may mbapat am na doole parce que ñu bari ñu ngi doon wax papa coom ci mbapat la ko toppee mën nga ñëw si li nga xamante ne mooy sa mbapat. waaw mbapat moom mun naa ne yàlla ak dogalam jàmbi ak pexeem mbapat bu njëkk ak mbapatu léegi du benn waaw ndax mbapat bu njëkk ay combat na nga ëpp li ngay bëre comme exemple ñu ne Papa Boy Djiné ak Alioune Seye Junior mu dëkk Yëmbal ma dëkk Géejawaay ñu boole ñu indi ñu làmb Tukulóor wala ñu boole ñu yóbbu ñu stade Ndiarème bëri naa ci 30 combat mbapat 30 combat mbapat laa bëri am ci 4 défaites am ci 30 victoire amoon naa 13 drapeaux yàlla dogal ci kaw loolu mbapat Gunaas demoon benn moment boo ko fi tëgg da ngay am problème pour tëggu ko ndax xam nga sécurité yi lay laaj et cetera yu bëri si doon am si la yàlla dogalee tamit maa moom fee natt bu ndaw caabi fee doon ma ginnaaw foofu laa gën a dundee làmb nag xam ne man su ma góorgóorloo si làmb yàlla mën na ma dimbali ndax li tax mooy fekkoon naa fay champion fekkoon naa fay bërekat fekkoon naa fay ndaanaan te ay mbër fekk nañ ma fa 3 at laa fa def 3 at yooyu tournoi bu ñu fa teg maa koy jël. bëri woon na ay mbër yu fa nekkoon moo tëgg yàlla waaw bëri woon na ay mbër yoo xam ne tey ñenn ñi ñu ngi si làmb ji ay ndaanaan lañ. ñu ngi toj si làmb ji am na si ñoo xam ne tey dañoo départ si làmb ndax bàcc seeraas bu Grand Yoff bi muy ñëw Rëbës 4 combats 4 victoire la am combat bi mujj mu ngi ko bëre woon stade Ndiarème daan la Sander fekk na ma fa final bi ma fa mujjee jël moom laa daanoon bàcc seeraas maa ngi koy nuyu bu baax moom suma xarit la suma gaayan la ndax kaso moo ñu boole woon may nag après dundaan nañ at bu rafet boo xam ne nit loolu lay mënal nitam ak ñeneen ñoo xam ne tey jii nii même bu ma waxul sénégalais xam nañ yenn ndaanaan yi nga xam ne jaar nañ prison te fekkante nañ fa te bëri na ak ñoom te 3 at yooyu noonu marqué naa sama empreinte bu baax foofu ba yàlla mun naa ne voilà mun naa ne tey Malick Thiandoum loo amul seede lu ne baaxul te nit lépp looy wax lu ne rek tey nit ki buñ ko témoyee mooy gën a neex moom fekkee na moo père Maxime Mbargane ak Adja bi tey tournoi bu ma mujjee bëre final boobu man ak kii Abath Seras la woon bu Grand Yoff demi final bi Abass laa si bëreeg final bi Abath Seras te moment boobu ni ma toll ak ñoom ni ñu toll soo comparé ne ñii mun naa leen daan doo gëm waaw boobu dama tuuti woon mais affaire bi moom du loolu yàlla dogal tamit bi ma génnee ñëwaat ci loolu gëmaat ko ba tey jii fi ma toog nii ndax defoon naa 2 at retard yoo xam ne bàyyi woon naa fi làmb nekkoon ci ay loxo bàyyi woon fi ay mbër fekkaat leen fi gëmaat li ma gëmoon ba taxoon ñu yóbbuwoon ma foofu ma génnaat continuer ko di ko gëm ba yàlla egsiwaat fii nii tey. boo fekk na yaa ngi doon bëri fii tamit. waaw. lutte
non non boobu bëreegu maa ren boobu bëreegu man 2011 fin 2011 laa dem Rebeuss mais début 2011 Ndiambour Casamance dem naa fa bi ma fa demee pour ñu bëri la ma pour combat arène bi ñu may yóbboo sëñ Modou Niang këram dana kii dafa tuuti mënul bëri arène moment bii mais boobu fekk na man bëri naa fi gunaas ba nga xam ne pour ma amoon adversaire bu ma bëreel ba pare sax dama doon am problème boobu après si laay génn nag dem bëri ji ay jàmm gën affaire yooyu caaray Pikine Daaru bëri naa fa ay mbapat yu bëri waaw. lutte avec frappe nga dugg ci ban année. maa ngi si dugg 2016. waaw. bëri naa 7 combats. maa ngi si 4 défaites 3 victoires waaw. Papa sa premier combat yaakaar la woon. sama premier combat maag Saloum 2. voilà bëri sama premier combat bu yëmbala maa ngi koy nuyu bu baax moom champion la ñu ngi koy ñaanal jàmm bu baax waaw. ñu gis combat boobu ni mu demee ndax ñu bari papa gis nañu sooy amee combat ñu bari dañuy xaar papa ambiance bi ak coow li xam nga macha allah sa combat ak Saloum 2 mu ñëw nga jëlee ci défaite après combat boobu noonu mën nga see ñëwaat. waaw combat woowu mooy sama premier combat ren yàlla dogal tamit ma bëre ko yaa ngi dégg bi ma ko bëree tamit suñu borom mi nga xam ne moom moo yor ndam jox na ko ñu ngi koy ñaanal tamit xam nga suñu borom def li gën ci moom ci doole ko tedd gi yàqul dara sama carrière ndax mun naa ne maa ngi bëre mun naa ne tamit suñu borom xool na li gën mu def ko yaa ngi dégg bëri nañ daan na ma yàqul dara suma carrière yàqu si dara parce que maa ngi nii di bëre ba léegi waaw barki Demba Ndiaye laa bëre grand combat te làmb ji soo góorgóorloo ba bëre fi grand combat rek jàmbaar nga waaw soo góorgóorloo ba bëre grand combat rek jàmbaar nga comme ni ma koy faral di waxee nag ndam yàlla moo ko yor kenn yoru ko ku dul suñu borom ñu ngi koy ñaan nag di des suñu carrière mu doon ay tawféex def si ay ndam yu seddu guy am benn werante bu gënee si ñun daal. ñu bari dañuy laaj papa qu'est-ce qui se passe ndax dañuy gis ne adversaire booy bëreel buñ la joxee favori rek doo ci génn qu'est-ce qui se passe. waaw làmb noonu la làmb chaque jour par force day am koo xam ne day nekk favori si bés bi man amaana nag man amaguma bés boo xam ne man damay jox sama bopp favori kon kenn ku ma ko jox rek may xam ne yow sa gis-gis ak sa bëgg-bëgg nga wax quoi mais man amaguma adversaire boo xam ne man gëm naa ne man maay favori bi amaguma ko mais nag gars yi ñoom ñooy xool lu leen neex ñu analyser ko gars yi dañuy bëri ji sax làmb te dema koy sat commentaire làmb te dema koy sat wax ni ngay daane ak ni nga dul daane avant nga yegg sat waaw mais nag sant yàlla daal yéen ñaanal jàmm rek ak salaam. sa combat bi mujj ñu dégg ni papa moom moo ko jëlal boppam muy sa combat ak Papa Yade papa ñu ne combat bi moom moo ko jëlal boppam papa lan la ci jublu woon te est-ce que c'est vrai que ni yow yaa ko jëlal sa bopp. waaw man moom làmb bu mënti doon man maay choisiral sama bopp am naa staff mais tey nit adversaire bu ñu lay jox làmb tollatul foofu si yow ngay xool ay kii naan la ay moytul ak bàyyi liw ak ay bul laal la loolu amul ci làmb. foofu est-ce que nekkul ni tey comme que xale nga te staff dafa baax ndax parfois ñoom li ñuy gis ak yow li ngay gis peut-être lu ñuy wax fougue de jeunesse da lay jàpp mais est-ce que tey jarul ni papa buy jëlaat bu jël combat mu xool ko bu baax a baax parce que tamit mënuñu concevoir bari nga coow am mbooloo da ngay dem benn instant boo xam sax gars yi dañ naan non papa daf ñoo yàpp say combat li tax nga koy jëlal sa bopp lan nga ci jublu. non du cadre jëlal sama bopp man maay wax promoteur jox ma diw wala jox ma diw de déedéet man dama am ménageur sama ménageur Abdoulaye Ndiaye mooy sama ménageur moom laa jël sama licence jox ko bi ma jëlee sama licence jox ko moom mooy xool adversaire wala promoteur woo ko na ko combat ak papa laa bëgg mu woo ma man su ma woowee kat am naa ay mag sama soxna mii fi am naa ñoo xam ne tey jii ñoom ñoo nekk sama ginnaaw mais man ki ma mën a daan ak ki ma mënul daan man maa ko xamal sama bopp. voilà nit boo takkee ngeen bu di bëre yow ñi nga mën a daan ak ñi nga xam ne ñeme nga taxaw ak ñoom ci di géew jixaat ak ñoom yow xam nga leen. est-ce que booy bi xamoon nga ko bu baax. non làmb noonu la làmb munoo xam ñëpp làmb munoo xam ñëpp te làmb maanaam nit ki lu mu xam adversaire soo demee nga préparé ji mu préparé ji soo ñëwee surprise lépp luy ñëw surprise lay ñëw ci bés bi
tey su ma doon xëy di topp Papa Yade guddeeg bëccëg suba ak ngoon du ma xam lan la war a indee stade lan la war a bëreeg man mënu ma ko xam ndax moom moo loolu ci xelam la nekkul sama xel man li ma waroon indee stade nekkul ci xelu kenn sama xel la nekkoon te loolu laa indee stade mais làmb yow ki nga ñemee taxawal xam nga am na ci mbër yoo xam dañuy jël adversaire mais dañuy ñëw ba si biir làmb ñu nekk fa di daw ak di jëm gauche ak xam nga di arrière ak ñu lay dóor ngay génn saako yi kon ñemewoo li nga jël mais man lépp lu adversaire bu ma dem ba jël rek parce que ñeme naa bu arbitre sifflé ma taxaw dëggal sama bopp ñu jixaat soo ma mënee daan ma daan la su ma la mënee daan la. combat bi ñu bari dañ ne respecté woo entraînement yi ndax ñi ngi dégg keroog ñi ngi woon stade dégg ab ñoo xamante ni peut-être boo ko déggul sax yow war nga koo dégg ñu ne papa respecté wul entraînement yi ndax li mu waroon a entraîné dëgg seen écurie entraîné wu ko. waaw xam nga Sénégal moom man moom du ma sori ci wax yooyu tax du ma sori mooy man sportif la te sport laay def sport bi may def nag bëgg ko moo tax ma choisir sport di ko def ndax yaa ngi nii gàddu sa micro bi sañ sa ba jekk di wër di dékk nit ñi micro kenn dóor lay kurfeñ kenn liggéeyu la ba yàq ferewoo sa xaalis ba sonn kenn saagaw la kenn dóor la parce que yaa choisir métier boobu métier bi ngay def nii tamit am na métier bu ko gën a yomb ndax mënoon naa xëy di sangu ba set xam nga di xëy di wër di taxawaale di lijjanti sama bopp ñëw toog kenn du ma dóori kurfeñ kenn du ma liggéey mais nit su fekkee da nga choisir benn métier da nga xam ne métier bii moo la mën a may ki naan la liggéeyoo wala dajoo coono xalaatam lay wax quoi pour man parce que olof daal lu mu wax man su ma la wanee samay photo démb nga xool samay photo tey tëdd dina la wala lekk ba suur mënu laa tolloo noonu xel nanguwu ko nit bu nekk nag yow xel nga yor di xalaat làmb mënoo ko pare ànd ak say mbokk di entraîner nit bi nekk Europe wala mu nekk Gambie wala mu nekk Mali seetaan papa si image bi ne entraîné wul. non waxuñu entraîné woon c'est-à-dire que ni ñoom nee nañ entraînement yi ñoom gisuñu la quoi comme ni nga waroon a entraîné papa dafa mel ni on dirait que ni dafa am feneen fu mu doon entraîné bàyyi écurie. waaw xam nga man pare naa combat lu benn du ñaar man su may pare sama bés comme li ma koy faral di wax man sama bopp laa gëm man ndax fii lu waay am lu ne seen kër ngay yóbbu kenn ku nekk yaa xam ni ngay tëjee sa bopp jinax man su ma amee combat damay xool fi dal sama xel ma dem ma entraîner foofu non du cadre équipe bi dalu sama xel mais damaa jël sama combat man préparé ko ak ni ma ko war a préparé ak ñi ma ko war a préparé ba sama xel dal ci loolu bi ñëw équipe jotee man ñëw naa si équipe bi def li ma war a def mais nag làmb su fekkee da nga kaa am yow nga téye ko sa fukki loxo ak juróom-ñaar ñi la ko war la téel téewluñ la ko nga téel ko sa bopp. damaa jàpp ne waa équipe bi téewluñ la ko. néew ma waa équipe bi de waxuma waa équipe bi dama ne man laa wax su fekkee dama am sama làmb téye ko sama fukki loxo ak juróom-ñaar ñi ma ko war a téel téewuñu ko ma téel ko sama bopp. kon daam ñoo xamante ni dañoo war a téel papa li nga xamante ni moom mooy ay yëfam mais sentiroo ni ñoom bokkuñu ci yow nga téel sa bopp. merci bët xam nga du yoon mais xam na lu bopp attan te am naa gilem mu ngi gànnaar taxul nit gëm la ñun ay xale lañ mais tamit dañuy bàyyi xel suñu bopp bu baax rawatina ñi nga xam ne tey dañuy sonn si ñun man carrière laa war a def comme ni ma koy faral di waxee wax naa ko bërki démb waxaat naa ko démb wax naa ko tey man carrière laa war a def carrière bi ma war a def ku ma ko téewlul ma téel ko sama bopp ku ma ci fonkul ma fonk sama bopp ndax wàññi woo gis si benn la tàmbalee ñi war a yegg nañ ba pare xam nga lan moo gën a neex si àdduna li mag ñi baax ñi doon wax mag baax na mais xale daa gën ndax ñoom ñooy dooni mag ëllëg mag ñi yegg nañ ba pare nañ tette xale yi ndax xale yi tey suba ñoom ñooy téye affaire yi mais suñ nee kii yegg na rek non xale bi nangam wala fii xari jaar affaire du demee noonu tey ñoom ñu nekk ay mag ay xale la ñu woon dañ leen jàppale ba ñu yegg si foofu li yàlla dogal suñu borom dogal na ko si papa li yàlla war a jox papa suñu borom bind na ko yàgg na man li ma war a doon suñu borom programme na ko yàgg na kenn ku si jéem tamit loolu du yàgg papa yàgg yàlla suñu borom la mais man sama combat bi ma ko jëlee Ron mooy sama coach su avant may d'accord ci combat bi man Laxat Njaay bi ma wooyee man dama sa combat yaa ak Papa Yade dañ bëgg dama ne ko waa baax na bu fekkee man si sama côté man jàppal ne combat bi taxaw na. mais tax nga teel a joxe sa kii sa. waaw dama ne man laa wax man neewaguma ko d'accord naa ne dama ne ko man su fekkee ci man la des man papa combat bi jàppal ne taxaw na. mun naa dem xam nga
man damay waxal li nga xam ne moom moo nekk si man mun naa xool mu bëgg ñi may àndal wala tey sama papa wala tey sama róon ku sama coach ne combat boobu arrangé wul ma bàyyi dégg seen wax mais man sama manager moom doxal ma combat la mën su fekkee daf ma doxal combat damay jékki-jékki na ko bugguma combat wu moo tax ma ne ko su fekkee man la man personnellement jàppal ne combat bi taxaw na ndax bëgg naa léegi nag mu ngi dépendre si ñi nga xam ne ñoo nekk sama ginnaaw may ma woo diw ak diw ak diw jël sama téléphone wóoroon woo Alioune Seye 2 man ñeenti ñooñu wala juróom ñooñu du ma dugg si leen loo xam ne du ma jël sama téléphone woo leen muy Alioune Seye numéro 2 muy Ron muy dund di Macha ndax Olof Ndiaye da ne njëkk neex na mais fàttaliku démb moo dàq te ñooñu samay nitu démb lañ du ma dugg si dara loo xam ne du ma jël sama téléphone woo leen ne nii ak nii ak nii laat bi mu waxee dama ne ko taj na ko xaar ma ñëw dugg sama néeg papa ne ko papa mu naa ma ne ko sama combat man ak diw lañ ma mu ne ma kooku mooy kan ma ne ko benn mbër la fu mu dëkk ma ne ko tëngee ma woon ko photoom mun nga ko daan mu ne ko mun naa ko daan kay gëm nga ko ma ne ko gëm naa ko kay mu ne ma demal nga entraîné ji demal nga waxtaan ak ñi nga war a waxtaan man su fekkee des na si man kese jox naa la sama accord parce que làmb ngay def ma dem woo Ron wax ko Ron ne ma combat baax na ma Alioune Seye 2 même chose dund noonu Macha noonu après nice kon man mi nga xam ne ci man la war a desee man maay dernier décision mi nga xam ne ma war a décider parce que man maa war a xool ne kii ñeme naa ko wala ñeme ma jox sama ménager sama accord mu déggoo ak promoteur bi ñu finaliser combat bi après ma dem entraîné ji noonu la demee. ñu gis tamit ci cadre musique papa keroog da nga wane beneen facette mu mel ni comme benn Modou Lo buy bëri papa lamb ji yëpp musique bi daf ñun sax xaw nañoo dal tuuti sa kaani googu noonu xaw nañoo dal tuuti mais ñu gis musique bi papa dafa bari ñëpp dañu doon non papa tey dafa indi musique lu waral loolu bis bi moo ko laaj wala mbër mee ko laaj. waaw man du ma demal sama bopp ndax olof daal lu mu wax man munuma rof bopp di rocc ci làmmiñ dénk la dara ba pare te wóoluwuma la ci munul ne man daa am ñoo xam ne ñoo may doxal musique ñoo may demal ñoo may indil man li ma am ci affaire yi mooy jëlal sangul taxal naanal point barre loolu laa si am